bi sax ni ñu ko bindee dafa graaw parce que bu fekkoontoon ni dañu yaxanal ci biir leeral Sénégalais yi kon dootuñu nangu benn manifestation parce que li ñu wax lépp énuméré ko ni wàllu terrorisme la daanaka amatul benn manifestation bu valable ci Sénégal parce que bépp manifestation boo gis dina laal ordre public loolu moo tax ñuy demander autorisation pour way takk der yi mën leen a accompagner ci la ñuy def donc benn manifestation doodul valable mais man lu jëm ci wàllu politique nationale loolu Sénégal yi seen bopp daañu ko lijjantil seen bopp ci xool lu ñuy bàyyi mu jàll ak lu dul bàyyi mu jàll parce que peuple rek moo am doole mais li ma ci gën a jaaxal mooy ci loi bi boo ko toppee ba ci biir fi ñu jëfandikoo organisation internationale maanaam bépp manifestation boo def bu touché bu laalee intérêt organisation internationale mosoo dégg ñu def fi organisation pour FAO ni pour OMC ni OMS ni UNICEF ni baneen ak baneen ci organisation internationaux yi nga xamante ni bii Sénégalais yi xam nañu leen ñun kay li ñu am tiitaange mooy kenn du laal organisation internationale bi boot ak ngóor jigéen foofu laa am tiitaange bu ñu waxee organisation internationale rek loolu dafa yàgg dafa vague dafa yaatu quoi xamoo kan lay bëgg a wax donc ëllëg nit ñi dootuñu am manifestation dootuñu am sañ-sañu manifester ni duñu nangu benn loi buy dooleel góor jigéen nit ñi dootuñu am sañ-sañ manifester ni ne état bi wala na gouvernement bi criminaliser li nga xam moo di homosexualité alors fan yëpp ñu ngi wax loi boobu naan naka gouvernement bi criminaliser fulaa lu ñu leen tontu wu ñu leen faale wu ñu leen tontu bu am solo alors lii moom bi ñu ko bëggee saxal daar démb nga ko yëg tey lañ koy yóbbu assemblée nationale fekk na commission technique càmbar nañ ko bu yàgg d'urgence mu jàmp lool te li gën a jàmp mooy ñu ni góor jigéen dafa araam fii ci Sénégal léegi nag par contre loi bi bu jàllee non seulement góor jigéen dafa araam mais boo nee duut baaraam góor jigéen ñi dafa araam ñun na yow jëf-jëfu terrorisme ngay def parce que yaa ngi attaqué ay intérêt organisation internationale loolu benn la ñaare bi ci des ay moomeelu étranger fii ci réew mi wala moomeelu ñoo xam dañu investir loolu c'est vrai que kenn du cautionné ñuy yàq waaw mais est-ce que pour Sénégal donc moo tax ñu patamee loi boobu wala intérêt étranger parce que gis nañu attaques yi amoon ci manifestation yi passé xëy na intérêt yi ci Sénégal amoon bariwul ay étranger lañu est-ce que dañu weñ suñu loxo gouvernement fi ma d'accordul ak defe naa Siré moo ko doon sànq ci Sénégal xëy na bokk na ci réew yi ñu gën a ciblé ci wàllu blanchiment ak terrorisme ñu xaw a dend certes dañu xaw a dend mais loolu mënut a nekk prétexte ci gouvernement bi parce que yàgg na bi GIABA di cité Sénégal xam nga kañ la woon 2009 di cité Sénégal ci nii bokk na ci réew yi dàq def blanchiment d'argent te ci wàllu suuf depuis non ni Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne Burkina Faso ak Îles Caïmans. baamtu la. waaw donc répétition la bi mais c'est depuis 2009 2010. dawaa GIABA jëkkoon a génne loolu te ni woon xaalis boobu ci wàllu foncier lañ koy dugal te dañu ciblé woon sax ay dëkk dañu tuddoon Saly Thiès Mbour maanaam triangle bi ci wàllu habitation. donc loolu du lu bees mais Birahim li ci gën a grave mooy bu weesoo politique bi mooy organisation internationale. ëllëg maag yow du ñu am sañ-sañu dénoncer. li nga xam mooy wàllu góor jigéen te ñun lay gën a mettre ñun journalistes yi. parce que dafay fekk ñu promulguer loi code de la presse yow da ngay tënku ñaari yoon amoo droit joxañ ak góor jigéen. amoo droit traiter ay actam ci fi ngay liggéeyee. ñun moom bu yeboo ñu dem sàmmi. comme moom ni mu wax en tant que député à l'Assemblée nationale. mais dinaa ko jàngat comme ni ko Sénégalais yëpp di jàngate. gis itam image yi mu leer nañ partout foo xam ne njiit réew mi jaar na fa ñu fay gis ay nervi alors nervi yooyu ñu ngi commencé feeñ ci manifestation yi fi amoon ñu njort ni itam manifestation yooyu xëy na moo sabab dañu précipité ci changement yi nga xam ne moom la ñu bëgg a indi ci loi bi modifié fii ak itam loi rectificative ci wàllu budget bi ci assemblée nationale sababoon député yi dajaloo ni ki démb xam nga mënuñoo wax ay crèches yoo xam dañoo lakk Sénégal ba ñeenti xale lakk ba jeex ci biir ndax ñàkk ay jumtukaay ak taxawu gu mat ñuy wax benn sage-femme bu ñu bëggoon a violé agressé waale ko ba kanam nekk ci diggante dund ak dee ndax fa mu nekk baaxul ki jiite seen association di dénoncer ni am na sage-femme yu ñu affecté fenn foo xam ne bu ñuy tëj seen buntu sax caabi lawbee la ñu koy tëjee muy yet la ñuy jël galan ko
muy insécurité. nombre d'agents yoo xam dañu qualifié def formation ba qualifié def stage ba toog di xaar kenn xamul seen nombre nu mu toll. bari nañu dugal ci wàllu santé. mais ñaata milliards la ñu ni moom la ñu def diggante daaw ak ren ci coronavirus. sababoon ñu tudd ko démb député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké wax na ko. ni nañ ñu leeral 105 milliards yi jëkk yi. balaa ñuy wax 40 et quelques milliards yi ñu war a dugalaat. mais genn wàllu li ñu def ci coronavirus daaw ak léegi bu ñu ko defoon ci wàllu santé Sénégal du am problème mu infrastructure sanitaire mais tey Sénégal hôpital yëpp dañoo tawat. et dafa mel ni kilifa yi xam nañ ko mais loolu moo leen neex. précarité bi Sénégal yi dund loolu moo leen neex bu ñu ci yokkaatee nag xiif loola mar loola nangu sa ay droit yëpp fekk le fi nga dëkk na nga sa suuf. te dootuñu la jox autorisation manifester. ñaxtu waa Dougar tey ñaar fukki ndaw ya ñu fa jàppoon ay terroristes lañ. maintenant bu loi bi jàllee ñaar fukki ndaw yi ñu jàppoon te ñu nekkoon ci usine Karo bi ay terroristes lañ. ñiy waaj a manifester fële ca Ngomé ndax seen soble yi ñu bay mu nekk ay milliers de tonnes ñu tegale ko foofu. gisuñu ko jënd étranger yi ñëw di jaay ci seen kaw bu ñu manifester ay terroristes lañ. est-ce que ñii ñu ngi xool yenn luwaay yi ñuy jël. souvent da ngay nekk ci diggante 4 murs ba nga xam da ngay foog ni loo def dagan na moi je pense jaadu na ñuy wàcc sur le terrain di xool ce qui se passe. wala ñuy déglu journalistes yi nga xam ni ñi di wax ak ñoom du ñu leen gëmloo ni Macky Sall bu ñu ko gëmloo ni journalistes yi say ennemis lañu. non du ñu ay ennemis moom mooy président de la République. mais bu amee ku ko jigee di ko recadrer di ko wax ak moom di waxtaan ak moom dina ko xamal ni. li ñu foog ni mooy réalité ñoom ñu nekk ci pouvoir bi du réalité bi Sénégalais yi sonn nañ bu tëjul ak muus ci biir néeg di ko torturer finalement sa kaw lay dal Sénégalais yi amuñu santé amuñu éducation amuñu yoon nangu nañu seeni ay suuf maintenant dañu ni leen léegi amatul manifestation mais léegi lan moo dese Sénégalais bi ci boppam takk buum ci baatam jox ko ñu nekk ci bopp réew mi boo gouverner ba doyal jox sa doom. ah non loolu moom Sénégal eggagul foofu. en tout cas réew moo xam ne ñoo ngi toog ci gaz toog ci pétrole yaakaar naa ne nguur ga fa nekk warul foowee aliment. non ak or ak phosphate. waroo foowee aliment. lépp luy opportunité ci koom-koom Sénégal am na ko. te ñu bokk ci réew yi gën a ndóol. nañ ci bàyyi xel te Thiam. Moussa Bokar Thiam saytuwul texam laataa mu doon wax. parce que démentir dafa gën a chargé boppam. daf fi s'accuse. nañ ko tuumaal moom dina weddi nañ ko topp ci yoon mu ngi leen di xaar. moom mim na ni du moom mooy recruter ay nervi mais ku nekk xam nga ne njiit réew mi buy déplacé wu dem quelque part faaw ñu assurer sécurité am dem ak dikk. mais ndax ay nervi ñooy assurer kaaraange njiit réew bu Sénégal du ay nervi am nañu suñu corps élite yoo xamante ni bi ñooy protéger non seulement président mais suñu république de façon globale république bi yëpp. Sénégalais yi di leen fay pour ñu assurer sécurité. voilà ñun on a une république boo xam ne. c'est ça. est-ce que soxla na ko nervi wala ay gros bras. dañu am république boo xam ni dañuy garder ki nga xam ni mooy président de la république. ñun république bi la ñuy garder bu ñu waxee république nag président ci la bokk mais citoyen bi ci la bokk. parce que république boobu budul nation bi nga xam ni citoyen yi ñoo ko composé existence su république du am. donc bu ñuy wax président wala ñuy wax ministre parce que dafa am ñu ñuy jiitee. mooy li bind côté égyptien bi doon wax chaque jour mu répété ko law laa wujudul aks la ma kaana lil maana maanan ñi ngay xeeb ci askan wi bëgg leen a torturer bëgg leen a dëggaate bu dul woon ñoom yow doo existe. loolu moo tax ma jàpp ni li mu wax noonu. seetlu ko laataa mu koy wax. njiitu réew mi kaaraangeem bu ñu demee ba yegg ci néewal ko doole ba ay nervi di ko faxasal yoon laataa moo ëgsi ça c'est très grave war nañ ko jubbanti war nañ ko rectifier. loolu njuumte la bu mag a mag gis nga réew mi. duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg duñ ko wax di rey duñ ko wax di jooy duñ ci mus a dellu gannaaw duñu nangu kenn ku fi bëgg a instaurer wàllu nervi parce que pagaay lay doon parce que maam mën ngaa jàmbat mën ngaa ñaxtu mën ngaa dem ci rajo yi mën ngaa def conférence de presse yépp ci bu fekkee am na bavure bu jógee ci police ak gendarmerie mais doo gis mukk Sénégal yi dem songi ji police wala gendarmerie parce que ñooñu ñooy république. mais Sénégal du nangu mukk ay nervi yu ñu jox ay jaasi ak ay paaka ñu attaqué ay sénégalais loolu moom du dem. du jàll loolu du jàll. ayca dañuy descendre de prix. joxante dig daje si kanam Mame Mbaye Ndiaye wéyandi ak xibaar yi. jaajëf Yacine le député du peuple lañ ci àndal ci commentaire yi El Hadji Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. maa ngi lay delloo nuyoo Mame Mbaye di nuyu Birahim Yacine ak ñu ñuy seetaan. ci li moom fokk mais enquête ñetti at itam war nañu am ay firnde
ci yoo xamante ni bii war na mën a tax ñu entamé atte bi man toujours damay wax ni bu ñu fàtte ñi nga xam dañoo faatu quand même fukki nit ak ñeent yoo xam ne dañ leen a rey lâchement ci àll bi ñu doon ay innocent tooñuñu kenn loolu kenn du ko simplifier wax dëgg yàlla kenn du ko cautionner itam mais ci enquête la ñu nekk teg nañu leen loxo donc war nañu am firnde ci ni ñoom la ñu àtte leen wala ñu xam ni du ñoom ñu bàyyi leen bu boobaa nag ñu lijjanti ñoom ak at yi ñu leen téye mais wax dëgg yàlla foog naa ni enquête booba ba léegi war nañu am luy indi ay firnde ci ni ñoom la ngir ñu mën leen àtte bu ñu leen àtte woon bu doon 20 ans bu doon 30 ans bu doon 10 ans dinañu xam ni lii la ñuy tëdd parce que mooy décision bi yoon jël mais nag téye la noonu rek ci mën a continuer enquête bi itam dafay xaw a yàgg tuuti am nit am xëy na ma jàmbaal li mu nekkoon ci milieu boobu moo tax mu comprendre ko peut-être mais itam est-ce que ñëpp ñoo am pouvoir boobu am sañ-sañu bind ministère de la justice mu nangul la pour nga mën a topp benn magistrat boo xam ne mooy jiite union des magistrats du Sénégal président UMS gëwuma ni Sénégal yëpp ñoo am privilège boobu donc toujours dafay c'est un droit mais est-ce que les gens ñu ngi jël droit boobu est-ce que ñu ngi jël droit boobu dañ ko cherché wul dañ ko xamul wala dañoo amul privilège bi parce que am accès dem prévôtal am accès ci topp ci yoon benn way takk der bu la agressé moo gën a yomb mais même ñi ci am sax sañ-sañ wala ñi ci am ñi koy def muy am suite bu favorable bariwul donc toujours yooyu fii mu ngi continuer am nag agression Karim Xrum Xax baa ngi nii agression Alassane Balde baa ngi nii xam nañu way takk der yi leen agressé dóor leen mën nañu topp leen ci wàllu yoon est-ce que dina am suite bu favorable espérons parce que xel yi ñu ngi commencé di am yaakaar ndax am na ay policiers yi dàqoon benn booy Fatick ba mu faatu àtte nañu leen teg leen ay daan am na itam beneen policier Ben Taleb Sow ci comment il s'appelle ci université Bougaleb c'est ça yooyu yëpp day joxe xel bu dal donc dafay gën a tax Sénégalais yi kenn ku nekk am privilège ci wàllu justice ku ëllëg nit ak nu mu mën di toll même bu dee député même ku mu mën di doon parce que am na boo demee ci gox-goxaat yi ñi ñuy wax souvent ay député maire mooy ñi dëkk ci gox-goxaat yu xaw a xëcc yi mais dañuy defee ne ay roi lañ dañuy semer le bordel dañuy def lu leen neex faaw nga am fit def leen face ñu dégg la fa bàyyi la fa sinon nga nekk benn citoyen lambda dañuy défule seen kaw alors que sénégalais bi am na sañ-sañu topp nit ki ci wàllu yoon parce que nul n'est au-dessus des lois jëkk ma sow Cheikh Yum Seck comme père de famille parce que ku nekk xam nga douleur bi tegu ci sa kaw bu fekkee nattu dal na ci sa njaboot mais faaw maam gis nga li ñuy bañ pour Macky Sall di ko bañ pour parti pouvoir dañ ko bañ pour suñu bopp comme li yonente bi wax bu bokk solee jékkul ci yow bul ko solal kaneen même bu dee doomu Mame Mbaye Ndiaye wala doomu Mansour Diop leen dong moo lay noppal muy ku jalgati da ngay bàyyi yoon def liggéeyam tout court gis nga ku nekk am nga sa destin mais bul cautionner mukk nit ci ndëngte bu fekkente ni bi xam nga ni moom moo ko def mooy arme bi gën a dëgër pour noppal way jur moo xam mu nekk cible moo xam bañ a nekk cible moo xam moom ay soppi wala ay noonu yépp ñoo ci yam mais toujours am na image booy am bul protéger sa doom nii sa jarbaat bu fekk ci wàllu ndëngate la bu fekkee enquête nag dem na ba ñu xamante ni bii kabal la bu boobaa da ngay siggi glorifié wu parce que soo ba léegi bu fàtte ni ñoo ngi demandé ñu sanctionner nervi yi wuyu yooyu di agressé ay nit ci diwaanu Thiès identifiable jàpp ay xale di leen doo tudd turu PDS doo tudd turu Pastef amoo sañ-sañu dox dem fenn dañ lay ñuqati ba boo duggee ci place loolu mënut a continuer yéeme na de gis nga bu ñu ko bàyyi mu continuer laneen na ngay ñëw parce que daañu dem dëkk boo xamante ni bii loolu dafa sedd dans ce cas nag bu ñuy demander ba suñu dernière énergie ci ñu topp ñooñu ci yoon parce que ay wuyu lañu noonu la ñuy demander itam bu dalee même ci suñu kaw jëf-jëf joo xam ne suñu njaboot ñoo ko def duñu leen protéger parce que doomu Mansour Diop la duñu ko protéger parce que doomu Mame Mbaye Ndiaye la dañu koy bàyyi ak yoon libre que yoon def liggéeyam bu noppee nag yow da ngay siggi ak tête haute te loolu moo ëpp lépp doom neex na mais dëgg moo ëpp doole doom quelque soit comme ñu ngi ci enquête bi ñu ngi am yaakaar xëy na du doon moom yàlla bon loolu mooy suñu mbëbët du doon moom bu dee moom aussi assumer rek kase moom moo ci des toujours moom laa sama yoon nekku ci nañu poñsee nañu lekk parce que xeetu mburu ak soow xeetu pàccoo la
waaw maa ngi yow ay mburoog soow lañu parce que am na lu ñuy pàccoo fi Sénégal toll Thiès googu président dem romb na ci yoon bi ay dëkk yoo xam ñu ngi bay ay tonnes soble mënuñu koo jaay romb na ci yoon bi dëkk boo xam ni jakartamaan yi ñoo ëpp te ñi ëpp ci ñi dawal jakarta yi ay diplômé lañu inauguré na benn école bu mag boo xamante ni bii la ñu fa annoncé lépp terrain multifonctionnel ay restaurant ay salle de conférence bu am média ak yeneen ak yeneen ak yeneen est-ce que loolu lépp mu ngi ci fi mu doon inauguré wala déet gis nga discours Mburoog Sow la presse bi waroon na gën a mujjal ci ginnaaw président dem na ci dëkk boo xam ni ay nervis yi ñoo ko fa jiitu agressé fa ay nit dóor leen gaañ leen violenté leen semer le bordel laataa mu yëg si loolu mu ëppoon solo ñu ci doon xaar discours njiitu réew mi président dem na ci dëkk boo xamante ni bii la ñu fay exploité ci phosphate région bu Thiès mu ëpp gox bu ñuy exploité phosphate béton bu ñuul béton bu xonq boo weddee awal Sindia ak Thiès génneel Thiès aw yoonu Taïba dem ba Mboro gox bi gën a riche ci la bokk mais gox bu ëpp ay nit yu ndóol président dem na gox boo xam ne ñaari usines yi defar ciment mu ngi fa région boo xam ne ñaari usines yi defar ciment fa la ñu nekk te bokk na ci gox boo xam ne ay nitam ñoo gën a ndóol président bokk dem na ci gox boo xam ni mu ëpp ci lu ñuy exploité autoroute à péage yoonu Mbour ak yoonu Touba bokk na ci gox yi gën a ndóol loolu moo ñu ëppaloon solo ay Mbour ak ay Poñse vraiment ay Mbour Abdou Diouf dafa dem Thiès waaye Thiès gàttandu ko war ni ko dëgg-dëgg ay gayndee fi nekk jamono ndam si yàlla sa Boubacar Sall ci la Abdou Diouf nangoo ni menacé goney Thiès Thiès am résistance bu ñu demee tey ci wàllu politique fu ma d'accord ci suba ak commentaire yi vraiment ñuy xayma ay xawma nan jéey Cheikh nan jéey Malay Dieye non ak Habib Niang je suis désolé bu kenn applaudir ci journalistes yi wala ngay cautionner mbooloo moo xam ne benn ci politiciens yooyu am nañu ko parce que ñoom ñëpp cautionné nañu recrutement wu nervi mbaa ñu recruter ay nervi gis nga nag boo cautionné jëf-jëfi wëyu ci am réew bu kenn ànd ci la ngay def na ñëpp ànd dénoncé poñ si Mburoog Sow parce que dañ koy lekk bàyyi askan wi dañu koy paccoo bàyyi askan wi nañ wax coono fa ñu demoon démb souffrance bi askan wi dund loolu mooy la ëpp solo justement école boobu amphithéâtre dana benn amphithéâtre boo xam dana mën a dalloo juróomi téeméeri étudiant école boobu dana am restaurant bu am capacité mën a jël 1500 personnes en cas bu amee ay clients wala ay visiteurs ak yooyu ni ñu ko waxee dana am benn salle bu ñuy jàngalee arts martiaux dana am benn hôtel d'application dana am benn bloc administratif dana am grande salle médiatique dana am benn atelier boo xam ni day orienté nit ñi selon métier yi ñu fay jàng dana am benn laboratoire d'analyse dana am benn infirmerie dana am ferme agricole dana am centre d'application pour les métiers d'agricole mais yooyu boo ci am mënoo ci am 8 ci Sénégal di am ay étudiants yu chômé di xeex ak gendarme yi ci mbedd mi et tu sais que parce que xale yi xam-xam nañu sur bëgg le plan du coût opérationnel loolu du dara loolu dara loolu dañuy jël di ko dugal ci projet yi yeneen dul noppi nag projet yi dul noppi moo sonal Sénégal C'est parce ça. que loolu moo fi bàyyi terre bi nga xam ni junni milliards lañ moom ci dañuy def ba sóobu léegi ci ay projet ferraille ba la pare yemale ko fa recruter nekkaat ci beneen projet. mais alors que li ñu wax nii bu ñu ko exécuté Loolu am mais Sénégal. Sénégal mënu ci am ñett te génnul ci ak ndóol ak jafe-jafe ak ay chômage mais nañ ko exécuté mais inauguré lu noppiwul itam dañ ko war a bàyyi Sénégal pareegul de te inauguré nañ ba ko. noppi yóbbu fay nervi ba li ñu war a jàngal xale yi ñu soppi loon ko ay xeex parce que xale bu ñu ci dóor ren déwén kenn du la dóoraat ñoom ñëpp ñu ngi jot fu nekk nii di waajal campagne bi ñu dëgmal te ñu dëgmal ci élection image yaa ngi nii. nañu dakkal nervi yi ça c'est Sénégalais lambda amul sañ-sañu jàpp keneen di ko dóor parce que daa far fii lii ñoo ko tey Habib Niang keneen ku sant Dieye nekk Thiès ak Idrissa Seck ak Talla Sylla ku taxaw dénoncé woo lii cautionné ko ci nga bokk yaa ko encouragé. Mary Teuw Niane ba ñu ko defee Saint-Louis da koo dénoncé wax ko ci kanamu njiit réew mi lii jëf ju fi wuyu la bu ñu ko bàyyi mu jàll parce que commandant Saliou Ndao moomul yoon citoyen sénégalais la bu fekkee amal nañu ko reconnaissance tenue bi mu sol ak couverture bi mu am ba bu la dóoree doo fayu bu la saaga doo fayu mais loolu moom la ko yoon jox mais ñun tamit yoon jox nañu bu defee loo xam fitna la ñu topp ko et puis boo nekkee kilifa di former ay nit yu bëri ci wàllu police dafa am looy moytu et puis souvent dañu di poser ay questions commandant Saliou Ndao la mooy problème ak presse bi parce que wax nañu bu weesoo
problème bi amoon ci Fatou Bassirou Faye nga xam ne tey bu fekkoon tam man la wala keneen ak âge yi ñu am dañuy moytu di ko duggal ci lépp loo xam dañuy coow parce que yàlla sauvé nañu dimbali nañu ba tàyyi ci benn boobu noonu parce que bul fàtte ni ci problème boobu noonu déjà am na ci ku des ci biir kaso ba léegi di ab policier comme moom booga leb tey bokk nañ ci ñoom ñi ñu cité woon comme ay policier ci ñu seen loxo la bakkanu étudiant boobu des moom yàlla seetal ko ci loolu benn chance la bi ci des ñun journalistes yi ñun suñu génération man ay Birahim ñoom Ablaye Mbow ñun ñëpp remarqué que moom fu mu fekkee dajaloo journaliste day jël grenade sànni leen xamee nañ ko bu baax a baax donc lan mooy problème ak journaliste yi policier boobu ñetteel bi ci des répété waat na li mu daan def ci suñu génération ñun répété waat na ko ci suñu ay rakk ñoom Alassane Balde da doon fekk journaliste yi mu dindi grenade rek sànni leen dañu ko xàmmee bu baax a baax léegi nag moom xaw na âgé parce que tey ñi doon ay commissaire doon ay mag ci biir police moo leen formé ñu ëpp moo leen formé kon moom mag la lee moo retraité am na suñu âge ñun wala moo ñu mag ñun moo ñu mag donc pourquoi muy duggati ci yooyu noonu di jël ay xale di leen dóor léegi nag yooyu yëpp mu def noonu ak xam-xam bi mu am ak lu bon sutura bi ko yàlla suturaal ci wàllu police daf ko war a honoré muy jiital médiation mais xale policiers yi ngay jiite ci sur le terrain bu ñu couvrir journalistes yi di def yoon yow nga ñëw jalgati yoon di indi violence dugal nit ci benn violon di ko dóor ak di ko saaga ci âge bi mu am noonu jaaduwul léegi nag comme la mu def jaaduwul te yoon a ngi fi Alassane daf koy topp ci yoon ak groupe bi yëpp ak toute la presse nag ñëpp dañ ciy jàpp soutenir ko avocat yi ñu mën a am pour moom commandant Saliou Ndao ñu xamal ko ni sol na tëni mais sénégalais la am na loo xam ne sañu ko parce que fi mu nekk noonu am na ay nattangooy policier yu mu fa nekkal yoo xam ni dañu am une bonne relation avec la presse ba ci commissaire ba sax ba ci commissaire Guèye bi nga xam moom mooy jiite tey relation ak presse bi ak relation publique ak police nga xam ni dafa ubbeeku baax woyof modeste donc na rëy ci ñooñu nga xam ne ay rakam lañu ak ay moromam violence baaxul séntuwuñu ko ci police tey commissariat central ak presse bi boo fa demee da ngay mel ni fa nga dëkk mais pourquoi moom mu mel noonu ci ay problèmes yu bëri yoo xam mënuñ ko tudd Saliou Ndao ci fii Saliou Ndao ci fii Saliou Ndao ci fii lan mooy problème am moom commandant Ndao avec la presse voilà laaj boobu la quartier Birahim xam na cité Batrin bu baax ça fait presque 3 semaines ñu ngi souffrir Ouest Foire fii ñu ngi am problème mu ndox et sans compter jamono yeneen quartier yi nekk ci Dakar nga xam ni tey bu fekkee annonce boobu ñu def ndox mi yëgsi na ci Dakar duñ ko gëmee jamono nawet baa ngi ñëw dañuy gën a soxla consommation wu ndox mais nag annonce bi dañ ko war nag jëfe nit ñi di am problème mu ndox gis nga dëkk capital Sénégal mooy dëkk boo xam ne réew moo xam ne capital bi toujours dañuy jàmbat ndox xanaa war nañ ko mën a amal sax benn solution définitive te loolu la ñu yaakaaroon ci bi ñuy privatiser ndox mi muy dugg ci loxo yi waa Sen'Eau qualité quantité ak loolu la ñu yaakaaroon voilà mais ak mu xaw a yomb accessible mais yooyu yëpp daanaka benn amu ci qualité bi xam nga ni des na quantité bi moom ndox mu doy lu ñuy wax quantité chéraay gi ndox dafa yokk consommateur yëpp gis ni ndox dafa yokk parce que yomb na ci nga comparer say facture même bu fekkee demuñu ci seen machine yi boole ci itam ñu xool Sen'Eau ci gan anam la jëlee ndoxu Sénégal parce que boo dem bëri na ci ay dëkk yoo xam te boo fa demee ci Sénégal ndox mi day génn ci loxoy OFOR ga ma nekkoon dugg ci loxoy waa Sen'Eau alors dafa fekk ay installation yoo xamante ni bii moom defu ko fa dik ñu koy exploiter mu ñëw imposer nit ñi yeneen abonnement yu bees yeneen xeetu exploitation yu bees yàq installation ya fa nekkoon def fa ay tabaxam yu bees misaal sama dëkk campement Ngexoor te xamuñu ci yenn condition la ndox moomu jóge ci loxoy Agifor bi ko yoroon dugg ci loxoy waa Sen'Eau boo ñëwee kay fekk fa ay branchement fekk fa forage daanaka yow indiwoo lu dul ay coppiteef ci wàllu xar kanam ay bureau sax da nga ko faa fekk defe naa ni nit ñi ngay utiliser seen ndox ba di leen fayloowaat yeneen ni abonnement yu bees war nañoo xam seen abonnement yu jëkk yi ana xaalis bi war nañoo xam ni itam ci yenn contrat nga jëlee seen ndox moomu yooyu yëpp yoo xam ni la dafa war a leer tey ci Sénégal yi yokk ci ndox mu doyul mu nekk beneen problème boo xam ni dañu desoon naw Covid-19 loolu itam war nañ ci bàyyi xel te xam nga dañ koy boole waale parce que képp ku mu doon nga nekk Sénégalais ak citoyen yi foo mën di nekk njabootu état bi nga lu jëm ci wàllu budget bi yokk itam budget Abdou Diouf mënut a tolloo ak bu Ablaye Wade bien sûr 2012 ak léegi mënut a tolloo ak bu 2022 ci yokkute ci nit ñi yokkute ci li ñuy exploité ak ressources yu revenus yi yëpp dafay am changement comme li ñu yaakaar déwén mooy 5000 milliards waaw donc mën nañ ci am yaakaar
mais démb ci bëccëg benn économiste dafa wax lu am solo muy Meissa Babou yokkute gi am na solo parce que jamono moo ko laaj yokkute gi am na solo parce que foofu la ñu toll yokkute gi Sénégal mënut a ñàkk budget bu toll noonu bu fekkee même dafa saluer courage bu Abdoulaye Daouda Diallo ci tibb foofa mais xel mun na ko nangu mais dafa leen demander ci xaalis boobu nga xam ne lu ñuy xayma la te ñëwagul ñu koy natt bu ñu ko natt ci li ñuy ronqee ci askan wi mais nañ ko natt ci askan wi pouvoir d'achat am gën a yokk li mu mënul woon askan bi mu man ko foofu itam bàyyi ci xel budget am na solo déwén bëgg naa am 1000 milliards askan bi doon jënd kilo ceeb 200 francs da koy jënd léegi 250 loolu du yokkute ci wàllu koom-koom yokkute gi da nga bëgg am 1000 milliards mais ki doon jënd kilo ceeb 200 dinaa fexe ba mu jënde ko 150 donc Meissa Babou toujours dafay pousse ministre bi wax lu jëm ci wàllu finance Sénégal yi di yëg yokkuteem pas ay chiffres yi ñu joxe ci wàllu croissance mais yokkute gi dëgg-dëgg dafay feeñ ci pouvoir d'achat bu Sénégal bi ci boppam te loolu la gisagul et interpellation bu am solo la xalaat ñu wane ci biir Diourbel benn seko wala benn coopérative ñu bëgg a xayma ci wàllu jiw wi ñuy joxe séddale jiw am na ay réalité séddale jiw nga xam ni ñi jiite association yu boot baykat yi te nekk ci taax yi ñëpp ñëw assister ko du loolu mooy jox baykat bi jiw tey boo duggoon Bawol dem ci dëkk yi gën a sori nga xam ni yaakaaruñu lenn lu dul mbay nga xam ni pour ñu gis goudron donc daañu dox lu mat 5 kilomètres wala 7 kilomètres ñoom gisewuñu comme ni ñu séddalee jiwu gis nga monde rural a ses réalités. man bépp reportage bu ñu def ci wàllu agriculture ma gis personne dafay taxaw ak nañu ko defee xam naa li ciy dëgg ak li ci nekkul dëgg. boo juddoo di jëli seko. juddu jaay seko juddu fekk sa wéjur nekk ay OPS di jënd ko jaay gerte. seko mooy lan man xam nga seko mooy fi ñuy dajale gerte dafa am ñaari jaayukaayu gerte. ñaari preuve yi ñuy collecté gerte. benn bi dafa am dañu fay dajale gerte gi ñu foog ni baax na pour ñu mën caa jële semence certifiée pour déwén. wala benn variété bu bees bu ñu bëgg a dajale pour mën ci créer semence certifiée njëgam muy gën a cher. beneen bi ci des. gerte yi nga xam ne ay day am ay xott day am ay pëpp day am ay buuse ñu jaay ko ci coopérative bi boobu mur lay nekk bi ci des ay zinc lay doon yu mag ñu couver ko ci kaw ak ci suuf nga xam ne loolu mooy différencier gerte yi. bii nekk ci coppe bi nag. mun nañ ko dugal ci fi ñuy defee ay repas xotti pour ay savon utiliser ko yeneen utilisation par contre yi nekk ci seko bi dañu ko ber muy variété boo xam ne ci la ñuy xalaat a génne semence certifiée. loolu moo tax nag. boo gisee chaque reportage da ngay xam lan moo ci nekk réalité ak li ci nekk réalité gis nga dama ni baykat yi jotaguñu jiwu te la ñu leen jox doyul ku mën a wax ni jox nga baykat yi jiwu bu doy na nga ko certifié na nga ko leeral ba nga xamante ni baykat yooyu ñoo waxal seen bopp jot nañu jiw mais benn ay kilifa yi dajaloo ni joxe nañu jiw ay baykatu Dakar wala baykatu dimanche loolu taxul baykat jot jiw je suis désolé baykat yi maam jotuñu jiw de. jotuñu jiw non xaaju ñoo jot. ba du yéex nawet bi tàmbali na wala ban période la ñuy toll fu mu nekk. ñoo ko def exprès nguur noonu lay doxee day bàyyi ba mu taw ba tawaat ba sib bi baykat yi jaaxle fu ñuy jëlee jiw ñu ne leen tel seko commencé naa joxe jiw léegi képp ku doon fay impôt la ñuy wax de xam nga village yi léegi fayatuñu sax impôt bu baax. nga daan ni bopp bu nekk am na 20 kilos wala bopp bu nekk muy yow bopp boo ko déggee muy borom kër gi. jabaram ak ay doomam c'est-à-dire que nombre yi nga déclaré pour di leen fayal impôt ñooñu ngay dem jëli kenn ku nekk am na 19 kilos boo ko dajalee xëy na mu jox la benn petit 50 wala 60 kilos te gerte gi boo koy sol kenn du ko taaraar kenn du séparé suuf see xeer yi nekk ci biir da ngay ñëw sotti boo ko tànnee ba noppi da ngay dese ay 30 kilos boo noppee boo xoolee li nekk buusi muy ëpp li nekk kemb daanaka benn cumwaar ngay am benn 5 kilos wala 10 kilos kemb boo ko bayee doo am sax benn saaku gerte ñu fay loola presque ay 40 wala 50 mille nga xam ni bor bi daf lay topp bu ko defee ñu joxe woon jiw bi du ñu am fay gu mat ci baykat yi ñu topp gouvernement bi bu ko defee ñu ni ñoom dañoo perte gouvernement bi jógee fële moom itam joxaat leen beneen marché fayal nañu baykat yi politiciens yi jóg gàddu ni gouvernement bi fayal na baykat yi boru daaw ba mooy bon impayé yi nga doon dégg c'est-à-dire que deal bi nekk ci wàllu gerte gi te teguñu ko loolu ci bopp baykat bi nekk ci naaj wi loolu moo grave des fois am ku ni maa dara baaxul Sénégal man ko lu baax ñu ngi koy wax parce que seen ministre bi mu taxé député ay mbaam dama ni député yi baal leen ko waaw loolu fi baax
loolu baax commence di wax dara lu baax man leen si parce que wax naa lu baax nee naa député yi baal leen ministre bi saaga waatee waaw à part ça bu ñu gisee lu baax wax quoi si bi Abdoulaye Daouda Diallo ne comme gi dana yegg bi dana yegg 5 milliards waaw baax na mais na fekk Sénégal bi yëkku ndox boobu ngay wax sax yenn saa yi dégg ku nekk ci mbedd mi naan jot naa jiw waxul ñu benn dëgg jotuñu benn jiw man kaw gi chaque week-end maa ngi ci kaw gi man dimanche bi passé dama doon ruuj du ma wax mukkul may làmbaatu parce que ñi nga amal affaire dañoo dangereux. boo ko waxee dëgg gu ñu teg benn dëgg ndox boobu muy wax sax ñun dund nañ ko parce que soo lu baax ñu wax ko lu bon dañu koy dénoncer ci am leen courage parce que réew mi ñoo ko moom te ci dénoncer bi ci la ñuy jubbantee ñiy doxal te nguur tax ñu beew ba xamuñu fu ñuy jaar bu leen tiit mukk ci li ngeen di wax fii ak yéen a ngi nekk ci dëgg kooku le député du peuple El Hadji Mamadou Mansour Diop jaajëf kon nag bon week-end ne xam naa week-end bi tamit dañuy lakk ci picc merci waaw incha allah ak pitax bii kii la ñuy def organise sa affaire la jën la lakk jën boobu sa affaire la marimar lañ koy owee ñu boobu sa affaire la non yaa ngi tax def sama xel marimar boobu organise la il faut ma lekk ji ko tëggee jaajëf allez jaajëf